jëf mbokk yi ci ni ngeen ànd ak seen télévision Futurs Médias tey jii ci samedi ji nag xam ngeen ne télévision Futurs Médias mooy miroir du Sénégal moo tax nag ci bésub samedi ji ñu ne dañoo fas yéene ci waxtu wi ñu toog daal di rek leen indil la ñuy wax joindre l'utile et l'agréable moo tax tey jii nag ñu indi leen plateau spécial ñu jagleel ko feebar bi di coronavirus mi nga xamante ni daanaka mi ngi lëmbee àdduna bi yëpp mi ngi lëmbee itamit Sénégal xam ngeen ne depuis weeru mars ba léegi am na si ay mesures yu am solo yuñ ci rek daal di jël ñu daal di koy ressentir ci fànn bu nekk mu nekk ci wàllum koom-koom mu nekk ci wàllum aada ak cosaan mu nekk ci wàllum vie sociale aussi ñu daal di koy rek dund fii ci suñu réew yëg-yëg bi nag tax tey jii ci samedi ji dañ leen fas yéene kon daal di dundalaat li nga xamante ni moom moo ñeel wàllum information yi am ci wàllum coronavirus daanaka xale yi ndaw yi sax boo leen yeewee léegi ne leen lan mooy coronavirus dañ la koy daal di répéter wax la lan mooy geste barrière yi mais la répétition est pédagogique on a l'habitude de le dire moo tax nag genre plateau yu mel ni nga xamante ni dañuy boole kon wax waaye tamit xool nañuy waxee daal di xool méthode ya ñuy waxee méthode communication donc c'est important ñu koy rek daal di amal ci média bu mel ni groupe Futurs Médias di miroir du Sénégal foo leen xool seen bopp daal di ko fay rek gis moo tax nag plateau spécial bi ñuy amal tey du ma ci wéet dama ciy ànd ak samay naataango mais ànd ci aussi ak ay musiciens mais aussi professionnels yi ñoom tamit dañ cee am wàll tey nag di ngeen gis ki nga xamante ni daanaka ay fan a ngi ni moom mooy def kon point corona chaque jour bu 10 heures jotee mu ñëw jàkkaarloo ak waa Sénégal daal di wax li nga xamante ni moom mooy rek daal di ñeel information yi tukkee ci wàllum coronavirus moom kon docteur El Hadj Mamadou kon Ndiaye mi nga xamante ni moom mooy directeur de la prévention danañu ànd ak moom ci waxtaan bu xóot waxtaan wi nga xamante ni yéen di ngeen ci jëlee ngëneel ñu nit ñu jëlee ci ngëneel mais aussi ànd ci ak suñu yeneen naataango fii ci plateau bi mais peut-être avant ñu leen di nuyu ñu daal di kon tourner nuyu bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy docteur Ndiaye docteur ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci wuyu si bi mais aussi di la dalal fii ci locaux Futurs Médias. Dieynaba maa ngi lay sant di la gërëm di remercier waa TFM yëpp di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp ñoom ñëpp Ndoye Bane Kebs Awa Mbaye n'est-ce pas ak notre artiste également dégg nga di nuyu Sénégalais yëpp nag di kontaan di ñëwaat ci TFM yi nga xam ne pratiquement kër gi miin naa ko lool. wallaay maa ngi doon wax ne tey di ngeen gis kanamam dëgg la parce que xam ngeen ne chaque fois buy def point corona dafay rek daal di takk masque daal di ñëw kon jàkkaarloo ak askan wi di leen wax li nga xam ne moom mooy information kon noonu kii di docteur Ndiaye moom mooy ñëw bés bu nekk di leen jox information bi mais tey nag docteur puisque dañoo respecter distance yi donc mun nañ tekki masque yi. waaw mun nañ leen ko baal peut-être pour quelque temps waaw d'accord en tout cas merci beaucoup loolu télévision moo ko rek daal di laaj il faut que ñuy gis yenn saay peut-être kanam yi pour kon peut-être communication bi gën di mën di dugg di jégalu bu nekkee nag ci ay jafe-jafe la ci loolu nag dañuy nuyu ki nga xamante ni moom mooy Kebs Thiam tey nag moom laa fas yéene daal di pellool émission bi su ma waxee ci bii boor moom mu wax ca bële boor xam ngeen ko kenn dootu leen ko présenté ti animatrice de renom international Kebs un plaisir de partager plateau bi ak yow. plaisir partagé Dieynaba mbégte laay am ngir bokk ak yow plateau bi. di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi yëpp ñoom Awa. Tarba Mbaye docteur mi nga xam ne mooy yore prévention te sénégalais yi di ko gis suba teel bu nekk di nuyu également Ndoye Bane mais téléspectateur u télévision Futurs Médias Dieynaba yi nga xam ne ñi ngi fépp ci àdduna bi waxtu wi di seetaan li nga xamante ne nag moo lëmbe àdduna lëmbe réew mi le monde s'est arrêté àdduna bi taxaw ci loo xam ne dafa jaaxal ñëpp ñu andi plateau bu spécial comme ni nga ko waxee fas yéene mêler l'utile à l'agréable kon mbégte laay am ngir partager ak yow ak Sénégal yi yëpp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi kon ci kanam am na ay ponk yu bëri yu ñuy daal di waxtaanee kon Kebs dinañ ci ñëw ci kanam moom nag la ñuy duppee kon ki nga xamante ni liggéeyam dafa daal di am solo bu baax a baax ci période de pandémie bu ñu rek daal di nekk moom mooy inspecteur Ndoye Bane noonu lañ koy rek daal di tuddee fii affectueusement ndaxte Ndoye Bane boo leen seetloo bu baax coronavirus bi ba ñu tàmbalee kon li ñuy duppee daan corona mu def ci lu am solo ànd ak gendarmerie ànd ak police dem ci gox-goxaat yi ngir rek daal di wan askan wi li nga xamante moo fa rek daal di xew mais surtout di sensibiliser bu baax a baax inspecteur ñu ngi lay nuyu. jaajëf Dieynaba ñu ngi lay ziar di nuyu
Keps ak soxna si borom madame santé ak artiste bi ñu ngi koy ziar bu baax di nuyu docteur Tarba Mbaye di nuyu docteur bu baax docteur moom miinante nañ bu baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ñi ngi seetaan te ñaan rek yàlla def jàmm ci réew mi te muccal ñëpp ci feebar bi. ci kanam dinañ ànd ak yow ci benn point bu am solo mooy ñi nga xamante ni dañuy takk masque waaye ñoom du feebar bi waaye gendarmerie wala police moo leen di pousser ñu koy rek daal di def ci kanam dinañ ci ànd ak Ndoye Bane koo xamante ni mënta woon ñàkk ci plateau wu tey bi mooy kii ñu rek daal di dénk service santé foofu ca RFM soxna Awa Mbaye xam ngeen ne boo leen déggee chaque matin mu naan fileeg boobu ñu ngi leen di soññati ngeen toppatoo seen wérgu yaram loolu moom mooy slogan bi nga xamante ni indi na ko pour rek daal di leen ànd ak yéen ci wàllum wérgu yaram di leen jox kon ay information yu wér te wóor soxna Awa Mbaye dalal ak jàmm. Adja Dieynaba Seydou Ba maa ngi lay nuyu di la fay di la jaajëfal ci woo bi nga ñu woo ci plateau tey bi di nuyu ñi nga xamante ne moom la ñu ko seqal di docteur El Hadj Mamadou Ndiaye comme ni ñu koy waxee chaque matin ñu ngi koy jaajëfal moom itam di ko wax massa coono di nuyu Keps di nuyu Ndoye Bane ak artiste bi di Tarba Mbaye di leen wax ne kon émission bi lépp loo xamante ne moom lañ ci jublu di yeete utile à l'agréable comme ni nga ko waxee kon nañu fexe kon ba émission bi buy jeex ñu am ci ndam Sénégal am lu ñu yokk ci li nga xamante ne moom mooy dégg-dégg bi aju ci coronavirus ndax soxla nañu ko ndax mbas mi boobu ba léegi mi ngi Sénégal te mi ngi law kon ñu ngi feggoog docteur El Hadj Mamadou Ndiaye xam naa waxtaan bi tey dina yomb Adja Dieynaba Seydou Ba. El Hadj Mamadou Ndiaye wax nga ko docteur kon moom mi ngi fi dina ànd ak ñun waaye ci kanam ñu ngi am kon yaakaar na ni kii di jëwriñ ngi ñu dénk wàllum paj mi di Abdoulaye Diouf Sarr danañu fekk si ci plateau bi ngir ñu waxtaan ak moom itamit ci gestion wu kon feebar bi naka rek la ko daal di dundee kon ñu ngi koy rek daal di xaarandi xam ngeen ne nag artistes yi aussi dañoo engagé woon bu baax a baax ci xeexu coronavirus bi génne kon Keps ay disons ay tube yu am solo ngir rek daal di sensibiliser Tarba Mbaye mi ngi ak ñun. waaw Tarba Mbaye mi ngi ak ñun Dieynaba comme ni nga ko waxee artistes yi ñoom tamit ay porteurs de voix lañ te dañu impliqué wu bu baax ci li nga xam ne moom moo di seen yëfu dëkk bu seen dëkk amee dara wala yu mel ne pandémie yu demee nii bu amee dañuy jël tam seen participation andi ko muy seen voix ak li nga xamante ne mooy seen xalaat ak seen xam-xam ngir rek lépp forme de communication la ci aar nit ñi ak xeex li nga xam ne moo di corona. Tarba Mbaye nag moom xale la ndaanaan la boo xamante ne kenn dootu ko présenté ci mim réew am na lu am solo loo xam ne def na ko ci Tarba ñu nuyu la rek bàyyi la nga wax ñu tuuti rek ci li nga xam ne def nga ko. waaw salaamaaleykum Keps maa ngi lay fay di nuyu Dieynaba di nuyu docteur ak soxna Awa ak sunu mag Ndoye Bane di kontaan bu baax a baax ci plateau bi coronavirus bi moom ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ba mu ñëwee ba léegi ñu ngi sensibiliser parce que ay porteurs de voix lañu te dañuy déglu moo tax lépp luñ ci mën rek def nañ ko ci def ci ay compilation man ak samay morom vraiment booba léegi juguñu tamit ci di sensibiliser di ñaan yàlla rek mu gaaw ko fi jëlee ci àdduna bi yëpp ba ñëpp delluwaat ci seen activité ñun tamit ku ne xam na ni booba léegi yëngatuwuñu daf leen a laal bu baax daf ñoo laal bu baax a baax ndax fépp fu ñuy dem rek day bëri mbooloo te feebar bi loolu lay bañ moo tax ñuy ñaan yàlla mu gaaw jeex ci àdduna bi yëpp incha allah incha allah xam naa ci kanam tuuti. mais justement est-ce que engagement wu artistes yi docteur Ndiaye yéen a ngi koy sentir bu baax a baax. waaw ñu koy sentir à chaque fois suñuy déglu rajo yi wala di seetaan télé dañu gis ñoom ils sont engagés. dañu ciy woy dañ ciy sensibiliser. franchement seen loxo ngi ci biir. vraiment ñu ngi ci participer bu baax a baax. waaw ci wàllum communication boobu sax moo tax émission spéciale bi ñu jagleel ko feebar bi ak li nga xam ne moom moo ciy tukkee soxna Awa yow miy nekk ci wàllum santé communication bi noo ko gisee dañu bàyyi ak docteur. docteur El Hadj Mamadou Ndiaye peut-être li ñu koy njëkk a laaj jëm ci li nga xamante ne moom mooy mbas mi ndax saa su ne suba su ne mu ñu indil jukki bis bi Sénégal ñi ci am jàngoro ji docteur yi ñi ci gën a bari da ngeen doon nekk ci terrain bi wala ngeen nekk seen bureau tey nag saa su ne saa boo xëyee jàkkaarloo caméra yi Sénégal gépp di la déglu di la seetaan nan nga koy dundee déjà est-ce que loolu pression la pour yow yenn saa yi ñu déglu la suba si ndax loolu pression la li la nit ñi di bàyyi xel saa su ne suba su ne. yenn saa yi mu xaw a buté sax. waaw bàyyi jàmbur. waaw dëgg la sax dëgg la pression la parce que nit ñi dañ lay. dañ lay bàyyi xel. dañ lay yónnee ay chiffres.
nga liggéey ci guddi gi yëpp nga liggéey ci di ko restituer mooy maanaam nga leen koy delloo ci suba si mun nga ci def ay erreur mun nga ci juum ñu woola wala leneen et cetera donc pression mu nga fa te aussi yaa ngi janoo ak population sénégalaise bi yëpp te aussi direct ñun tamit amuñu formation boobu amuñu formation directe télé est-ce que loolu bénéfice déjà le fait que chaque suba yaa ngi wax léegi daanaka léegi mu mat ñetti weer docteur ndax bénéfice la léegi maanaam li nga jàkkaarloo caméra bi waaye effectivement bénéfice la parce que beneen expérience la ndax mën naa wax ci population dem ci conférence internationale ay amphithéâtre yu bëri nit et cetera di wax ak nit ñi et cetera di exposer waaye nag direct bi moo ci peut-être. kon gis ngeen li ñuy daj waaw gis naa li ngeen di daj. ma ne ko kon gis ngeen li ñuy daj bu ñu taxawee ci kanamu caméra yi li ngeen di daj surtout que erreur dafa gaaw. erreur dafa gaaw. ma nettali benn anecdote bu ndaw def naa erreur ci premier jour yi annoncé chiffre bi ma annoncé ak bi ci topp pratiquement moo ëpp. mun naa wax ne que 100 ñoo def test 121 ñoo ci positif. dégg nga. sama doom bi nekk Canada moo ma njëkk envoyé SMS. waaye donc tamit dafa gaaw. dafa gaaw à tel point que erreur dafa gaaw dañ koy gaaw a sentir. dañ koy gaaw a sentir donc erreur n'est pas permise. alors que feneen mun nga def erreur. donc loolu tamit pression la ci ñun en tout cas. man li ma gis sax mooy wolof bi yenn saa yi mu xaw laa yëngal tuuti wala sax booy jeexal yenn formulation yi mu xaw a kii peut-être est-ce que duñu peut-être changer la manière peut-être de communiquer je sais pas. oui peut-être que loolu tamit je pense que c'est ce qui fait loolu mooy charme émission bi. xanaa pulaar moom su waxee pulaar ba pare te nit ñi xamuñ ne kii pulaar la al pulaar la wala leneen. xorom si day xaw a manqué. te ñun pulaar yi day am ay mots yoo xamante ne mën ñu ko benn génne normalement donc sinon nit ñi dañu wax da nga gàlli wala da nga génn xeet donc il faut que am lu ci des tuuti. dëgg la Dieynaba même ci forme communication boobu man gis naa ne sénégalais yu bëri ak àdduna bi dañuy gis ni dañ ne pourquoi ñuy ñëw tout le temps suñu ñëwee wax nombre personnes yu mu dal ak ñi nga xam ne ñoom la mbir mi dal rek est-ce que duñu dem au-delà parce que gis naa ne sax moom mi ngi xaw a changé tuuti naan takk leen masque yi yokk leen lii mais dañu dem ba léegi avant buñ daan joxe chiffres yeeg yooyu Sénégal yëpp la doon attirer seen attention mais léegi bu commencé pratiquement ñu bëri dañu attirer tul trop seen attention parce qu'ils se disent que chaque jour dañuy wax ne yëf baa ngi yokku est-ce que jotul tey jii comme niñ koy waxee ñu xool leneen luñ ciy dolli wala keneen kuñ fay nuñ koy defee daal ba mu changé parce que xam na ne attirer tul ñu ni mu daan attirer nit ñi. dëgg la li mu wax dëgg la xëy na yéen a ma gën a jàng communication mais communication moo demee noonu. parce que aussi ñun dañoo jëloon comme méthode ñu ne xëy na Sénégalais yi war nañu ànd ak ñoom ci mbas mi. di leen wax fu ñu toll mooy maanaam mbirum transparence di communiquer di leen gën a yee ci mbir mi mais di leen wax lu xew parce que soo toogoon par exemple par semaine wala par 10 jours wala par weer nga wax leen déjà ñu ngi wax bés bu nekk am na ñuy critiquer di wax ne li ngeen di wax am na lu ngeen ñuy nëbb waaw dëgg la donc nit daal moo demee noonu loo ko jox am leneen lu mu laaj leneen te aussi nit ki aussi ni mu bindoo communication moo mel noonu nit ki soo koy wax bés bu nekk quelque chose bu demee bu yàggee da koy xaw a sap même publicité noonu la donc dañuy jéem a effectivement nañ jéem a changer xëy na ñu indi leneen peut-être lu gën a accrocher nit ñi mais loolu mooy problème mooy c'est le juste milieu moom moo jafe mais effectivement war nañu jéem a seet lan la nit ñi gën a bëgg pour ñu communiquer leen xalaat nañ ne que peut-être suñu leen joxee nombre de personnes ñi entré ñu wér ñi génn àdduna et cetera peut-être que loolu la mais xëy na aussi jamono su doxee peut-être ñu jéem a seet lan la ñu war a dugal wala lan la ñu war a génne loolu yëpp waaye nag il faut que ñu def quelques enquêtes peut-être suñu defee ay enquêtes ñu mun a xam exactement nit ñi lan lañ soxla exactement en tout cas voilà piste digitalisation kon mbir mi yaakaar naa ne lu ñu war a mën a topp la parce que léegi boo gisee statut yëpp nit yi dañuy reprendre juste li nga xamante ne moom mooy communiqué bi ci statut yëpp nga koy gis peut-être que ça va faire beaucoup moins de coûts parce que li ngeen di def nii day am ay coûts parce que satellite lay laaj day mobiliser personnel ainsi de suite am na yu coûts yu bëri yoo xam ne daf ci rek daal di tëdd mais bu nekkee par exemple ñu digitaliser ko de telle façon que ne que mun nañu daal di joxe résultats yi mais juste peut-être par push d'information en fait effectivement loolu yëpp ñu ngi ciy xalaat c'est sûr que dinañu indi ay coppite ci manière de communiquer parce que
soo seetee dugg nañ ci 6e mois. fa bëri. 6e mois ci épidémie corona bi. 6e mois chaque jour ngay ñëw di wax ak nit ñi. donc il faut que nit ñi jéem a seet lan la ñuy dugal. loolu nag mooy problème bi. Sénégal dafa toll fi nga xam ne. boo ci dollee leneen xëy na mu neex leen wala mu naqari. boo dindee leneen ñu ne peut-être et cetera donc loolu moo ci problème mais ñu ngi ciy xalaat. ba seet ban formule moo gën pour que population bi di ci bàyyi xel. ñun tamit ñu ngi leen di jox information bi war. loolu moo ci gisu leen ni tey jii mën a def. guddi gi 6 heures du matin ngeen envoyé benn communiqué ci rédaction yi. su ko defee rédaction yi ci boppam traité ko ci ak seen manière defe naa ni journalistes yi traité ko pour ngeen ngeen mën a noppalu sax dem defe leneen. ngeen def benn communiqué envoyé ko rédaction yi. waaw loolu yëpp xam naa ni kilifa gi mu ngi ciy xalaat. ñuy xalaat ne ban solution la ñu mën a jël pour loolu parce que su ngeen seetee weer bu nekk dañuy def évaluation. soo seetee normalement le 2 bii di ñëw. war nañ def évaluation encore une fois mooy maanaam ñu natt suñu jéego yi. bi ñu commencé ba léegi lan la ñu war a yokk lan la ñu war a dindi loolu yëpp mun na ci am. mun nañ ci indi coppite daal. docteur le 2 bi tamit dafa leen évaluation de da ngeen ñoo fàtte woon wala. waaw le 2 bi dafa tas ak ay yenn événements yi. xam nga dafa tas ak conseil présidentiel. au niveau de la présidence demoon nañ fa. am ay mesures yu bees donc dañu ne puisque dem nañu ba gis ak kilifa réew mi. ba ñu wax et cetera am luñ fa nas presque bilan la presque donc moo tax bilan boobu ñu xaw koo tëb. donc bu ci àllandee je pense que bii moom dinañ def bilan nattaat affaire yi seet exactement moo tax it bële dafa xaw coïncider ak conseil présidentiel. bi amoon. en tout cas c'est important de le rappeler peut-être tous les jours dañuy ñëw bu 10 heures jotee ñun loolu la ñuy woowee suñu salimto. xam ngeen boo leen rappelé wu 13 heures fu mu daan jotee ba ñu bàq boobu jip mooy heure añ jot na. donc ñun suñu 10 heures mooy salimto bi nga xamante ni moom mooy point corona. waaye point corona nag métti na ci ñoom métti na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy rek daal di dund waaye ñi nga xamante ni itamit ay potentiel donc infecté la ñu ci loolu nag xam ngeen tey ji nag docteur dañoo fas yéene daal di waxtaan ni suñu biir pour rek peut-être keps indi solution bi nga xamante ni moom moo war ci wàllum communication mais surtout comme ni ko Awa May waxee bu ñu fi génnee daal di rek am njariñ boo xamante ni yéen ñi ñu seetaan di ngeen ko rek daal di am ci mbir mi mais aussi ñun dinañ ko rek daal di ko fii jëlee moo tax nag peut-être dañuy xool Pape Samba élément bi nga xamante ni indi doon nga ñu ko ci médecins yi nu ñuy préparer pour bu ñuy faj maladie ñi nga xamante ni ñoo daal di am feebar bi di coronavirus dañuy wax Covid-19 wax coronavirus suñ ci bëri xamuñu peut-être différence bi ci kanam danañ ci rek daal di yegg si Pape Samba avec ta complicité ñu xool élément bi ñëwaat. ñoom ñi ñëpp di waa Kër Docteur leer na leen ne xam-xam bi ak farlu bi kese doyul gannaaw jumtuwaay yi jolin bi tamit ci la ngir ñu mën a mucc ci doomu jàngoro ji. waajtaay bi noppi na ñu jublu ci saytu malade yi comme aji feebar bii di doog a egsi ci l'hôpital bi fii ci Diamniadio ñu war ko taxawu tamit. pour wàllum faj bi nag. de vrais soldats docteur. oui de vrais soldats effectivement parce que guerre la. guerre la surtout ngay guerre ak li nga xam ne doo ko gis. ngay guerre ak li nga xam ne doo ko gis te pratiquement guerre bi nga xam ne ennemi bi amul benn recul day avancer rek. bi mu commencé ci Wuhan Chine di avancer ñu koy seen muy ñëw di avancer ennemi bi nga xam ne day avancer. donc pratiquement c'est une guerre et puis kuy dem guerre il faut nga gànnaayu. te aussi da fekk aussi guerre bi elle est asymétrique mooy maanaam ko. doole yemut wallaay arme yi nga yore dafa mel ni yow yaa gën néew doole
su doon da nga koy gis nga dóor ko bal mu daanu wala nangam d'accord waaye moom doo ko gis te armes yi nga yore aussi xam nga ne armes yi dañoo oyof ñëpp a ko wax donc pratiquement c'est une guerre et puis donc il faut que nit ñi protéger wu il faut que ñu jéem a seet et cetera bon mais maa ngi gis ko dañuy bind awa seen tur yi ci blouse bi peut-être pour identifier leen je pense xam naa loolu pour identifier leen docteur il est mieux placé pour identifier parce que nit ki doo ko xamee gisoo ko sol masque rek nit ki su solee masque rek dootoo ko xamee soo moytul te ñoom dañuy liggéey ensemble il faut ñu xam ku nekk exactement yu ay kan et cetera c'est am na solo aussi En tout cas, il y a même des médecins qui ont été infectés par le virus. On va voir ça donc ci kanam inchallah ak éléments yu bëri yi nga xamante ni suñu réalisateur bi di Pape Samba kon amaloon nañu ko. Aussi di remercier ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorités yi nekk ci wàllum paj mi ñu permettre aussi ñu daal di filmer parce que TFM bokk na ci télévision bi nga xamante ni moom moo njëkk engagé wu ci xeex bi di xeexum coronavirus bi déjà ak suñu président directeur général di kon Youssou Ndour ak Dan Corona bi nga xamante ni juboon na fi mais surtout suñu programme télé bi ñu daal di kon méngalewaat ak feebar bi waaye nag lu gën a am solo documentaire bu am solo bu ñu rek daal di indi kon jële ko Diamniadio ak yeneen centre yi nga xamante ni ay centre de traitement la Ndoye li may laaj docteur mooy pourquoi mu am doute ci population bi doute ñi naan am na ñi naan amul doute boobu lan moo ko indi bon mooy question bi nga xam ne ñun ñëpp ñooy posé wu ci waaw amuñ ci réponse pourquoi ñoom ñu koy douter bon loolu ñun tamit dañ ci xam nga mënoon nga douter li nga xam ne dañ ko fekkeewul xam nga am na ay feebar yi ñuy wax xëy na suñ la ko waxee xëy na yow mun nga ko douter parce que mosoo ko gis mosoo ko dégg man jàng naa ay feebar yi nga xam ne yu bëri yi nga xam ne mosuma ko gis mais douter wu ma ci mais bii moom da nga ko fekkee di gis ni muy def ci àdduna bi xëy na sax am nga peut-être par la chance ou par la malchance Sénégal am nga mbokk bi nga xam ne am na ko wala nga gis ku ñu tàgge fekk am na ko wala nga dem ci dëj bi nga xam ne kii loolu moo ko yóbbu kon nag douter bi waratul am te aussi je pense que nit ci boppam sax warul douter feebar parce que nit ak feebar ñoo dëkk donc waruñu ko douter te aussi adduna bi yëpp su dee suñu jubóowee même ci lu dul dëgg day finalement day dem ba nekk dëgg soo seetee mbas mi amul fu mu bàyyi ci adduna bi réew yëpp y compris réew yi nga xam ne dañoo bëri doole am koom-koom am mën-mën am tout science et tout mais pays réew yooyu dañoo dem ba jaaxle finalement aujourd'hui tey par exemple soo seetee ci réew yu gën a jaaxle Amérique ci la bokk te Amérique leneen jaaxalu ko puissance la Russie la France l'Allemagne Italie Espagne et tout ça pays développés yi pratiquement mun nañu wax sax li mu def ci pays développés yi defu ko fi ni mu leen sonale defe naa bu sonaloon noonu africains yi defe naa kenn waxatul mais heureusement sax mu xaw a tane mais doute bi nag nit moo mel noonu nit la personne humaine moo mel noonu à chaque fois suñ ko waxee dara xëy na mu def ci doute wala mu ne mu am ci xel ñaar wala leneen ak leneen doute nag moom ak nit ñoo ànd nit ñi am na ñi nga xam ne sax dañuy douter sax ndax yàlla am na kon nag ku douter mun a douter loolu mun a douter leneen gisuñu ko te gëm nañ ko mais y a une vidéo virale bi nga xamante ne mi ngi daal di daw Awa Mbaye keroog ñu ngi ko doon seetaanandoo ensemble une femme nga xamante ni moom dafa ne gisul fu ñu tenté ku gaañu ci corona donc moom gëmu ko ndax Awa gis na ko mu dal waaw kon docteur ci vidéo boobu man ak Dieynaba sax ñu ngi ko si doon wax est-ce que nekkul li ko indi mooy stigmatisation bi ba am na ñoo xamante ne peut-être am nañu doole bu leen feebar bi loree dinañ wax ñëpp ne lii feebar bi moo leen lor mais boo néewee doole feebar bi da nga koy nëbbu parce que da ngay ragal nit ñi daw la parce que ñi am doole am feebar bi kenn dawu leen docteur waaw xëy na loolu xam nga nit ki moom comme ni ma la ko waxee xëy na suñ ci defoon enquête parce que feebar bi ni mu ñëwee nu mu songee nit ñi dañoo waroon aussi di def à chaque fois di gëstu
pour xam exactement lii lu ko waral. parce que message su jàllul. nit ñi war nañu xool ci nit ñi ci population bi lan moo tax ba nit ñi message bi jàllul. mais loolu si yéen la yéen a ko war a xayma. non du ci ñun yéen peut xëy na yéen tamit mun naa wax yéen mais nag. si tu veux ñun ñëpp la xam nga. gis nga ma joxe exemple par exemple Ebola. Ebola bi amee par exemple lu mel ni des pays ay réew yu mel ni Guinée wala yeneen. nit ñi comprendre ñu woon lu tax nit ki mbokkam génn àdduna ñu jël ko yóbbu ko denc ko te moom fekkewul mais biñ demee ba def enquête yenn enquêtes yi dañoo xam ne que nit ñi attention dafa mel ni nit ki dafa am bor digganteem ak mbokkam mi nga xam ne mu génn àdduna bor bi mooy que yow soo génne àdduna dama laa war a gunge yóbbu la ba denc la donc bor boobu nit ki mënu ko fàtte am na ay nit ñi nga xam ne gis nga seen mbokk yi dañoo gaañ ci avion wala nanga mais même s'il le faut ñu indi yax bi rek ne ko kii diw la da leen di soulager donc c'est ça le problème donc nit ki on ne sait jamais kenn xamul donc il faut ñu xam exactement nit ki lu waral loolu te loolu nag jotuñu ci def enquête ba xam ne nit ki lu tax moom buggul ñu xam ne xëy na da koo am te mbas mi maanaam coronavirus bi man gisuma lu ci ruslu amul de gis nañu fi association bu nekk association tuberculose association cancer insuffisance rénale sida te ku nekk xam na ne feebar bu nekk naka la nit ki di ko amee mais nit ñi xëy na dañ ko rusul wala nanga mais corona mu mel noonu donc il faut ñu seet exactement li ko waral te loolu médecins yi amuñ ci explication mais am na ci peut-être benn part de responsabilité entre guillemets parce que descente bi ci biir koñ parce que peut-être loolu voilà au début parce que je pense que ne que loolu moom moo taxoon peut-être ñu ca gën a bëri xawoon a ragal parce que de seen blouse yu weex yooyu noonu lañ doon kii def ambulance weew ñëw ci koñ bi ramasse baare peut-être loolu moom moo taxoon que ne que ñit yi amoon benn sentiment de peur en fait effectivement comme ni ma amul benn question bi nga xam ne mun nañ ko rejeter mooy maanaam mun nañu wax ne que xëy na loolu la xëy na leneen la mais xëy na loolu la aussi parce que man ci sama wàllu bopp expérience bi ma ci am gis naa quand même nit ñi bëgg nañu du question ambulance bi rek mais lu nekk dañ ci bëgg a sutura gisoo même jigéen ñi même ku matu day xaar ba guddi doog a dem. dañoo koy ñaanal sax booy patu yal na fekk mu nekk guddi. tu as vu donc te loolu xëy na africain moom mel noonu. culturellement suñu société loolu la nit ñi dañoo am kersa ci n'importe quel feebar wala nangam. lu nekk loolu la xëy na loolu la effectivement. ñun ci suñu wàllu bopp. dañoo soppi nañu doxina. ah waaw waaw soppi nañ ko parce que nit ñi dañoo xam ne que. xëy na bëgguñu ko. mais xëy na moo demee noonu parce que boo gisee ñu doon dem. parce que nit ki su ne dama téléphoné ne man kat dama xaw a sama yaram dafa naqari te ragal naa ne coronavirus la am nga ne ko jëlal taxi nga ñëw gis nga ni muy mel ñu ne nag xëy na nit ñi suñu leen demee fekki leen seen kër dina tane mais nag aussi combinaison il faut nga sol combinaison il faut nga protéger wu loolu tamit ci la loolu moo indi problème su nit ñi ñëwee nag dugg ak aussi médias yi niñ ko defee ci adduna bi parce que amu fi woon mais soo seetee yenn réew nga gis nit ñi dee ay ñi nekk réanimation donc suñu duggee ci kër gi rek nit ñi dañ koy ragal donc finalement loolu moo yóbbu fit nit ñi mais nag comme ni ma ko waxee loolu yëpp dañ ko war a étayer ak ay enquête xam exactement li ko waral aussi mais bon soo seetee agent de santé yi ñun dañoo dellu ginnaaw par exemple par rapport à pratique boobu mais taxul aussi loolu nit ñi kii ko mais ba tey nit ki du nangu dama am coronavirus wala nangam et cetera ñu ci bëre daal am na nag ñi nga xam ne aussi dañuy téléphoné ne effectivement man je pense que dama koo am damay ñëw ñu testé ma wala et cetera bon mais néanmoins encore une fois feebar bi lu ci bëre dafa bees lu ci bëre dañ ko war a jàngat lu ci bëre dañ ko war a xayma ba xam exactement li ko waral docteur bëggoon naa ñëw ci cas bi ñuy wax asymptomatique parce que asymptomatique bu ñu koy expliquer am na ñu bëri ñoo xam ne comprendre luñu il faut que ngeen taxaw foofu expliquer nit ñi bu baax parce que asymptomatique day nekk koo xam ne du am benn signe boo xam ne feeñ na ci moom mais dafay am feebar bi te day mën a wàlle xam nga côté boobu bu fekkee ne ñu ngi ciy communiquer sama bàjjen bi dëkk ginnaaw daara boo koy wax cas asymptomatique wala nga koy wax cas communautaire moom la xale sax di jël di foye dafay am benn niveau boo xam ne je pense que dañ fay war a wàcc ak ñoom pour mën leen expliquer que ki nga xamante ne
cas asymptomatique la wante moom mën naa wàll ñeneen ak ñeneen te feeñul fenn ci moom yooyu tam defe naa baax na ñu taxaw. mooy communication terre à terre bi rek. bu terre à terre dëgg la communication terre effectivement communication terre à terre. lu nekk ci am solo. formule bi lu ci nekk am solo effectivement lépp lu ñu génnee. xëy na dañ koo war a expliquer tas ko ba nit ñi comprendre ko. c'est vrai que asymptomatique mooy soit ñun amuñu moo yi ci olof par exemple. wala ci feneen. mooy pour virus bi am na sa biir yaram rek asymptomatique soo seetee ci tubaab mooy symptôme mooy mandarga. asymptôme mooy ki nga xam ne amul mandarga. nit ki dafa am feebar bi mais amul symptômes yi mooy mandarga yi nga xam ne moom lañ koy xàmmee moo tax ñu ne ko asymptomatique. donc li ñu bëggoon wax foofu rek mooy que feebar bi am na ñoo xam ne ci ay nit yenn façon nit yi. feebar bi day am mandarga ba nit kii di wàlle ba ñu ñëpp xàmmee ko. mu ngi nii di sëqat yaram bi tàng et cetera mais am na ñoo xam ne doomu jàngoro yi day dugg ci ñoom mais ñoom dañ koy héberger. te du ñu génnee benn symptôme. loolu du ci mbas mi du ci coronavirus am na yeneen feebar yu mel noonu. mais dañuy mën a wàlle. dañuy mën a wàlle avant dañoo waxoon ne sax que du ñu wàlle. waxoon nañ ko parce que début feebar bi lu ci bëri science xamu ko woon. mais après nee nañ ils ont prouvé nañ que ñooñu asymptomatique yi dañuy wàlle sax yenn du ñoom ñëpp mais am nañ ñuy wàlle mais lu tax ñu ci bëree wàlle bi demeewul noonu xam nga symptôme li koy génne mooy sëqët. wala wàccu wala leneen ak leneen loolu mooy symptôme mais ki nga xam ne wàccuwul sëqatul ak leneen kon wàlle bi xëy na du gaawee noonu wala du bëree noonu comme ñële mais nag li ñu jàngat mooy que ñoom effectivement am na ñi nga xam ne ci ñoom mun nañu wàlle mais nag pour revenir à ta question communication xëy na moo jafe dañoo waroon expliquer lépp mais xëy na motul yéen journalistes yi def ngeen ci li ngeen mën ñun ñu def ci lu ñu mën artistes yi et cetera mais ba tey am na lu des xëy na mais docteur ñi faatu ci corona bi te am 60 ans jëm kaw ci seen communication ne ngeen moo ëpp est-ce que du confinement bi parce que dama seetlu ni bi ñu tëjoo 3 mois adduna bi yëpp tëju 3 mois mënoo jaar ci jaww ji mënoo jaar ci joor gi ñu tëj adduna bi yëpp ñun ñii ñëpp kenn ku nekk am nga ko am plus de 60 ans sa kër Sénégal ku am plus de 60 ans am na feebar booy soxaale soit diabète nga wala tension nga toog 3 mois garab yi nga daan naan bitim réew lay jóge wala bitim réew nga daan fajoo ji wala nga dëkk Pire wala nga dëkk Ngaye Mekhe mënoo ñëw Dakar ci sa rendez-vous bi feebar yooyu yëpp nga téye ko sa biir kër téye ko fa rek mënoo faju mujj gi da ngay mujj naan ci reen yeeg naka su dul noonu parce que li la daan faj gisoo ko mënoo dem gisi sa docteur ma nga Dakar mënoo gis sa docteur ba ca France sa garab yi daan jógee France da war a ñëw jotatoo ci ndax adduna bi moo tëju après ñu jékki-jékki ubbi ko ñoo ñee tëju woon dem song hôpital yi pour faju ji faf peut-être ñu jëlee corona bi cas communautaire yi ci kaar yi wala jëlee ko ci mbedd mi yokk ci seen feeru ba ñu nekk dem hôpital faatu fa soo xoolee mois de juillet ak août bi li faatu ci ay nit fii ci réew mi dafa bari est-ce que du looloo non du loolu xëy na xam nga ci santé publique am na lu ñuy wooyee coïncidence mun na nekk coïncidence kon tombé waral ay tombé surtout coïncidence parce que feebar bi soo seetee plus les cas augmentent nit cas yi su ñuy augmenter rek décès yi dañuy gën a yokk dañuy gën a yokk parce que affaire bi day gën a éventail bi day gën a yokk loola tax du question parce que dafa coïncider ak yàggaay bi ak levée des mesures moo tax mais nit ñi demuñu song hôpital parce que soo seetee nit ñi bu ñu tijji affaire nit ñi songuñu hôpital ngeen gis communiqué ñuy wax ne que nit ñi nañu ñëw dañoo war a ñëw hôpital mais nit ñi dañoo xaw a sax daw hôpital yi à la limite ñooñu dematuñu sax hôpital presque oui mais que xëy na dañ leen a wàll ci biir kër yi mais wàlluñu leen dañoo jëleewuñu feebar bi presque ci biir hôpitaux yi donc li nga wax c'est une très bonne question mais question boobu dañuy war a xam ne que mun na nekk li ci gën a kii coïncidence la war a doon parce que nit ñi su doon dafa pare rek nit ñëpp daw rang ci hôpitaux yi ñu ne xëy na loolu la mais finalement c'est une bonne question mais en réalité c'est parce que feebar bi plus muy augmenter plus maanaam muy mbas mi durer plus muy gën a attaquer nit ñi quoi te aussi soo seetee c'est pratiquement
même tableau bi moo am ci yeneen réew mi aussi. mooy mag ñi et cetera. maa ngi gis Awa Mbaye mu ngi raf ko gën a poser ay questions yu bëri. on va dinañ gis dem léegi Kebs ci Tarba. mais peut-être avant ñu dem ci Tarba moom Ndoye Bane dafa wax lu am solo ne dañoo gis ne mag yi daf leen di dal lu gën a bëri. mais gone yi aussi dañ leen di dal daf leen di dal aussi am na ay cas yi nga xamante ni gis nañ ko benn xale bu am 13 ans sonnoon te jam ñaajo ba ñu évacuer ko yóbbu ko kon ci beneen hôpital bu nga xamante ni plateau bi moo gën a mag problème mu lal yi sax dinañ ko waxtaanee kon ci kanam. mais aussi benn bébé bu nga xamante ni dafa amoon feebar bi di coronavirus peut-être ñu xool image yooyu ba pare suñu dikkee ñu bàyyi la ak Tarba. yenn saa yi ñu am malade bu leen jaaxal lool li ñuy duppee ay cas grave dafay laaj yenn saa yi ñu yóbbu ko beneen hôpital bu am plateau bu gën a kawe réanimation dinañ jël matuwaay yi comme ni ambulance bi taxawee ñu fas yéene ko yóbbu ca hôpital bu Fann. ma defaral la daal yi. La feuille de conscience, s'il te plaît. C'est le premier. C'était à Fann, à Albert Royer. weneen xalaat nga ciy am. ñun bu ñu tàmbalee fii depuis mars ba léegi am nañu presque mën nañ ne juróom benn fukk ak yu ko teg presque ay xale yu fi jaar donc te feebaroon nañ am na ñu fi nekkoon ak seen waajur mais faj nañ leen ba yàlla def na ci jàmm. prise en charge xale yi moom dafa xaw a wute tuuti ak yu mag yi parce que xale yi souvent ñoom aussi dafa am ay contre-indication surtout si dafa am ay surtout si hydroxychloroquine bu ñuy dëgg moom la ñuy jox mag yi xale yu amagul juróom-benn at mun ñu leen ko jox ak ñan nga xam ne aussi dañuy nàmp tout cela ak femmes yi aussi femme enceinte aussi yan nga xam ne aussi dañoo ëmb ñoom aussi mun leen ko jox femme aussi yuy nàmpal aussi mun ñu ko jël donc traitement bi xale yi bu nekk ak âge bu mu am ak poids bu mu am moom la ñuy xool ak est-ce que am na contre-indication ou pas moom la ñu mën a xool pour xam ne leen di traité. am na xale yan nga xam ne dañuy soog a judd donc amaguñu weer sa ñu am corona donc moo tax souvent ñuy ñaax waajur yi ñuy raxas seen loxo yi surtout parce que mën nañu wàll seen doom buy soog a judd. maladie il faut ñuy xëy di leen xool en tant que responsable des soins donc su ma xëyee damay jaar xool maladie. si le temps le permet nga taxaw waxtaan ak ñoom des fois laaj leen nu ñu nekkee ak yooyu parce que tamit vous n'êtes pas sans savoir que ni lu mel nii bu fekkee am na ci nit ki de temps en temps il faut ngay ñëw di waxtaan ak moom dalal xelam mu xam ne ni lii loo xam ne ne lu ñëw rek la waaw li ci nekk nag après mooy mesure barrière yi nga war a jël boo génnee ak yeneen ba tax situation bi du présenté wu waat loolu moo waral ma xëy tey di def tour pour nuyu si maladie. salaamaaleykum. soxna si na nga def. ça va. naka xale yi nuñ def. ba jooyu ñoo ko yooyu guddi geek yooyu. tuuti rek dëgg la kay dëgg la. massa coono bébé ça va.